jërë ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki dina bokk ca jéye ja nga xam ne nag moom moo am ca diwaan bu Mbour jàppale ne nag ak lakk-lakk moo am ca résidence buñ naan Palmeraie ca diwaan bu Saly ñaari way dencante daal di ci ñàkk seen bakken ak itam benn tout tànk boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook benn at ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di waa sapeur pompier daal di nañ fay xëy wàcc di ngeen teewlu ci jotaayu xibaar ay kaddu ki nga xam ne moom moo di colonel lieutenant colonel Cheikh Tine di commandant bu groupement d'incendie ak itam secours numéro 2 dañ leen digtal ay kàddum ci la jotaay xibaar kenn koo xamante ni way takk der yi tegati nañu ko loxo moom Guy Marius Sagna ca diwaan bu Guédiawaye ginnaaw itam ñenn ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci société civile bañ doon amal ab doxu ñaxtu mu ñeel li nga xam ne moom moo di dundu gu seer gi ci la jamono fii ci mim réew firme pharmaceutique Médis ngeen gën koo xam ci loolee lu ni mel xam ngeen ne ñaari atu yàlla mi ngi nii ñu daal di koy tëj ràpp ñu bari ci ñoo xamante ni ñu ngi ci doon liggéey nag jamono yi nag ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di chômage njiit bu réew bu Sénégal itam sàkk woon boobaak léegi ñu daal di koy tëjji ci kanamu jëwriñ yi nga xam ne nag moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr lu ni mel ñu tëj ko ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi wax Covid 19 fii ci réew mi daañu leen jagleel ab reportage bu Chérif Dia daal di amal xam ngeen ne nag te diwaan bu Kolda Carrefour la di ab rek foo xamante ni ñëw tukki woon ca biti réew dellu si ci anam boo xamante ni mu neex leen am mu ñàkk leen neex ñu nga fa di wéy ba tax itam ñenn ci ñoo xamante ni ay acteurs de développement lañ indi ay projet yoo xamante ni daañu leen mën a gunge ci wàllu xel ak yeneen yi ni xeetoo bañ ci neppee itam daal di xirtal ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo fii ci réew bu Sénégal ñu mën fee toog tekki fi mbokk li ni mel di tënk la léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetluwaan bi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon jàppaleen ne ñaari way dencante ñoom ñoo ñàkk seen bakken ak itam seen tuntak boo xamante ni mi ngi amoon ci lu toll ci benn at ginnaaw lakk-lakk wu am ci résidence wu Palmeraie diwaan bu Saly sapeur pompier itam dem na fa ngir rek indi ak ndimbal lieutenant colonel Cheikh Tine moom mooy commandant bu groupement d'incendie ak itam secours numéro 2 ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. fajar gi di dëgmal rek woo nañu sapeur pompier yu Saly ci benn lakk bu amoon foofee ci Mbour bi ñu egsee gis nañ ni wax lakk la goo xam ne mi ngi nekkoon ci résidence bi ñuy wax les Palmeraie gis nañ ne ñetti villas yi nekkoon ci biir résidence bi ñoo doon tàkk. fi saas yi ñu dugg ci résidence yi génne victimes yi fa nekkoon. ci li ci topp ensuite mooy ñu fay rapidement lakk-lakk bi nga xam ni bu ñu gaawul woon mënoon na indi jee ci victimes yi nga xam ne nii nag wax dëgg yàlla génn nañ leen gis nañ ne am na ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan mu toll ci benn couple ak seen doom boo xam ne nii mi ngi toll ci benn at. ñu di leen masawu bu baax a baax njabootuk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci jéye jooy nga xam ne moom moo am ci boobule résidence ñu wëyal xibaar yi wax itam ci beneen jéye woo xamante ni dal na ci honorable ki nga xam ne moom moo di Moustapha Maba Guirassy ginnaaw bi mu àndee ki nga xam ne nag moom moo di chauffeur am accident bu ni mel ma nga am ci lu tollook 2 kilomètres ca Dialokoto diggante Kédougou ak itam Tambacounda xam ngeen ne ba mu noppee itam jubbaleel nañ leen ca hôpital bu Tamba ngir rek daal di saytu li nga xam ne nag moom moo di seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax ki nga xam ne nag moom moo di chauffeur bi jamono yi nag mi ngi ci ay jafe-jafe moom Moustapha Guirassy nag génn na ci li nga xam ne moom moo di bloc bi. ñu wax itam ci leneen mu di Guy Marius Sagna tegati nañu ko loxo ginnaaw ab doxu ñaxtu woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Guédiawaye yenn ci ay membre yu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di société civile doon amal ab doxu ñaxtu ginnaaw itam bi ñu nemmeekoo njëgu dund gu cher gi fii ci réew bu Sénégal du ñàkk xibaar boobee daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu toogal ci banlieue bu Ndakaaru mbokk yi ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yële jotaayu xibaar bokk na ci
firme pharmaceutique Médis ñu gën koo xam ci lu ni mel ñaari at mi ngi nii nag ñu daal di koy tëj ràpp ñu bëri ci ñoo xamante ni ñu ngi doon liggéeyee ci boobule barab bi tam ñu ngi ci chômage maanaam jamono yi amuñu xëy moonte njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall sàkk woon na ci jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ñu daal di ubbi lu ni mel ci jamono yi nga xam ne nag Covid-19 mi ngi fii ci réew bu Sénégal Chérif Dia ak Asmalik doxantu nañu fa ngir def fa ab gëstu bu yaa ñu seetaan. fa la dossier Médis toll fi mu toll nii. liggéeykat yi nag kon ñu ngi toog di déglu président Macky Sall mi nga xamante ni àllarba bi passé ci conseil des ministres bi mujj waxaat nañu daal di relancer lii di Médis wante ñoom bëgguñ rek mu yam ci wax jëf moo ci des su ko defee Sénégal mën a am li naan indépendance ci wàllu pharmacie. jërëjëf Chérif Dia feneen itam foo xamante ni dañ ko daal di tëj ràpp di buntu mag wa nga xam ne nag moom moo nekk ca marché bu Thiaroye boobaak léegi xam ngeen ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi ñu ngi jooytu la nga xam ne nag dal na ci seen kaw ginnaaw itam di liggéey ko train express régional nag dikkee foofee lépp lu jëm ci wàllu njënd ak jaay daal di tàggatee mbelu ni mel daal di ci ñëw dolleeku ñoom ci seen bopp ñu xam ne rek ne doy na sëkk ngir ñu daal di ubbi boobulee buntu lu ko mooy itam daañu amalaat yeneen jëf yoo xamante ni du neex mukk fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu Abdoulaye Dieng kenn la ci ñoo xamante ni ñoom ñu yëngu ca wowle jàbba ci micro Ndongo Ka. weer bi ñëw dafa indil commerçant yi ay jafe-jafe yi mu leen indil mooy porte bi ñuy wax Jimaaja Tëli Jàll muy pont central bi moom la ñu tëj bi ñu koy tëj nag dafa tombeek ñu def beneen passerelle boo xam ne mi ngi tolloo ci pont bi jóge Yëmbal wàcc ci Fàllu Warga ñu fa pont boobu sësale ko fa ne président Macky Sall moo leen jox 600 millions pour ñu defar pont bi mais passerelle boobu foofu ñu ko def baaxul ndax dañoo bàyyi fi nga xam ne mooy centrale bi ñépp gën kaa xam ci Caaroy Jimaaja mu romb jimaa ji nekk fi nga xam ne fi la gaar bi nekkoon muy porte bi nga xam ne moo tax ñu naan marché Caaroy ndax foofu mooy centrale bi passerelle yi ñu fi def nag ak diggante porte boobu distance bi daanaka toll na 300 mètres ba tax na fii may waxee yow am na ñoo xam ne ñi ngi tàmbalee tëj seeni place dem te xamuñu fu mu jëm. tax na daal li ñu lay ñaan ak li ñu bëgg ak li suñu yéene mooy nga defaral ñu fi passerelle ci nu mu gën a gaawee ndax commerçant yi fi nekk sonn nañ ñi ngi ci ay jafe-jafe yu méttee ku la ko wax ak ku la ko waxul ndax am na ñoo xam ne ñi ngi. man 103 boobu ba léegi moom it dafa nekk ci ay jafe-jafe boobaak léegi na mel dara changé wu ci kon tëli boobu yaakaar naa ne bépp tëli bu ñuy defar ci Sénégal tëli boobu moo ko war a gën a rawet ndax bépp camion boo xam ne ma ngay jóge moo xam Mali la ba Burkina Faso di wàcce ci marchandise ci pàkk dugub bi wala ci pàkk ñebbe boo ñëwee foofu ngay taxaw te kooku balaa taxaw dañ koy daggal ticket mu fay. mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar diwaan bu Kolda bari na ay doomi aadama yoo xamante ni ñoo nga fay yeewoo ñenn ci ñoo xamante ni dañuy faral di jóge bitim réew itam di ñëw nazalika naka noonu ba tax itam bari na ci ñoom ñoo xamante ni dañ leen a wuññi jamono yi nag ñenn ci ay acteur wu développement nag daal di sanc yenn ci ay projet yoo xamante ni daañu leen war a mën a gunge bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di seen wàllu wér-gu-yaram rawatina wàllu xel diwaan bu Kolda Abdoulaye Diallo ci reportage. Kolda dafa di ab diwaan bi bari lool ñi tukki woon jël gaal tey ñibbisi ñenn ci ñooñu dañoo ñëwaale ak ay jàngoro yu bëree bëri rawatina ñi amee feebaru xel la. lu ñu seetlu mooy projet yu bëri développé nañ ko fii maanaam xale bu jógee fa la ñëw nekk ci ay jafe-jafe ñu ànd ak suñuy partenaire defal leen ay projet maanaam financé leen xaalis donc pour ñu def liggéey mais gis ni après bu ñu doxee seetlu ñu gis ne projet yu bëri mënatuñu dox ndax ñi koy yor daanaka seen xel dalul. ñii sax xaw nañu seen xel mun nañu ne seen xel dafa yëngu ñii dem nañu ba daanaka mëntuñu dund ak kenn parce que xalaat nañu ñu ngi leen di xool bot bu bën ñu ngi leen di xool ne comme dof ñu ngi koy xool ne comme koo xam ne ki yaafus la donc loolu yëpp dafay naxasal xale yu mel noonu te ñëpp xam na ne réew mi yaakaar nañ ci xale yooyu. parce que dañ seetlu migrants yu bëri dañuy ñibbisi waaye dañ am jafe-jafe pour dem fréquenter structure sanitaire yi des fois sax dañ leen naan amuñu moyen pour dem wala des fois sax ñu jàpp ne que ñoom de dañu ragal sax pour dem parce que bu ñu demee mun nañ découvrir benn feebar si ñoom bi nga xam ne après duñ ko mun a faj. mu waral mu am fii ñi fi taxawal ab projet ngir faj bépp migrant de retour bi amee feebaru xel la.
donc bu ñu defee dox seetlu boobu ñu daal di ànd ak suñuy partenaires yu mel ni yu gouvernement allemand ak waa AMREF pour ne il faut ñu wut benn projet boo xam ne bi dafay liggéey ci wàllu xelu xale yi nga xam ne dañoo ñib si jóge bitim réew wala jóge ci immigration ñu ànd ak ñu fexe aussi boole wàll ci xale yi nga xam ne dañuy waaj a dem moom la ñu naan les jeunes en situation de risque. donc projet bi nag dafa ñëw pour jàppale migrants yooyu ak jeunes yooyu bu ñu feebaree ñu mën a dem faju facilement comme il le faut si structure de santé yi si poste yi wala centre yi. beneen bi nga xam ne projet bi daf siy liggéey aussi dañ seetlu nekk xale yu bëri seen waajur yi dañ génne woon xaalis bu bëri jaay seen njur jaay seen matériel jaay seen alal pour financer xale yooyu ñu tukki bitim réew donc ñooñu bu ñu ñibbisee en général dañuy jàpp ne que mënatuñu tekki seen àdduna dañuy jàpp ne que mënatuñu réussir seen àdduna dañuy jàpp ne que ñàkk nañ lépp. ginnaaw paj mi dañu leen di gunge ba seen xel mën a dal ndax ñu mën a doxalaat seeni dund ni mu woon bu njëkk ba. Abdoulaye ginnaaw diwaan bu Kolda ñu wutali feneen dem itam ca diwaan bu Ndar Géej foofee ñenn ci ñoo xamante ni ñoo siq làngu ko politique bi amaloon ab ndaje bokkoon ko ak yenn ci ay ndaw naka noonu la ko sabab bokk na ci rek daal di leen di gën a ñaax ñu mën a toog fii ci réew bu Sénégal bañ a jël li nga xam ne moom moo di gaalu looco yi xam ngeen ne ca wowle diwaan lu ni mel ma ngi fay gën di bari limuk doomi aadama yi nga xam ne itam ñoom ñooy ñàkk seen bakken naka noonu ba tax itam aw ndaje bu ñu amaloon fa nga xam ne moom moo di ca goxu mbàcc daal di waxtaan ak askan waa diwaan bu Ndar Géej Ousseynou Diop Habib Seck. ndaw yi nañuy jële gaal yi dem ci tugal di faatu wala boog ñu am ay jafe-jafe responsable politique yi nekk ci APR ne ci diwaan Ndar Géej àndoon ci ñoom nag ñu ngi woon ci goxu mbaaj foofee la ñu amalee ndaje bu ni mel. góorgóorlu leen bu leen demati ci bato yi baaxul bu ngeen demee kenn du leen jël bu ngeen demee foofu coono ngeen fay am dama ni Europe ku fa dem waa Europe sax ñun ñoo leen gën nekk à l'aise ñun nii ñuy dundee nii di jàppalante foo dugg lekk foo dugg naan amul Europe. ñoom li leen gën a naqari mooy jafe-jafe yi ñuy am ci yoon bi. déjà bala ngay waxuma sax yegg Europe mais déjà xool leen danger bi nekk ci yoon kon loolu maa ngi leen di conseiller yéen samay rak yéen samay jarbaat bu leen demati ci gaal yi. ci seen i kaddu jafe-jafe yi doon am ci bël bi moo taxoon xale yu bare bëgg dem ci tugal ñu ni loolu dina jeex ndaxte tàmbali nañu liggéey bël bi. bël bi ñu baliser ko gratter ko bu baax a baax defee nit ñi mën a jàll kon nag ñun màkk yi ñun ñoo ko dellu yoon la njukkal ñun waa Langue de Barbarie na leen jóg taxaw jàppale Macky Sall jàppale Mansour Faye bi mu fi teg. ndaje bi waaye politique yi daal nañuy ñaax xale yi ñu mën a toog ci réew mi ngir mën ko liggéey. mbokk yi ñu xam leen nag fa nga xam ne moom la ñuy dippee Diorga Montagne xam ngeen ne ca diwaan bu Tëngéej Nord la nekk quartier wu ni mel ñu ngi ko sanc ci atum l'an 2000 askan wa fa yeewoo itam takku na lool donte ñu ngi dund ci ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox ak itam wàllu assainissement lu ni mel lañ ne faaw mu dakk ba tax itam ñu ci gouvernement bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ak ndimbal Ibou Diouf Thierno Laurent Mendy dem nañ daje ak ñoom ñu seetaan reportage. bu taxawee ci boppu koñ bi mënees nga bañ a xam ci jafe-jafe yi askan wi nekk wante boo doxantoo tuuti ci biir ñu commencé la wax li ñuy dund bokk na ci loole jafe-jafe assainissement ñàkkum ndox ba tax na askan wi yeneen pexe sax la ñuy nas. sonn nañu pile de 20 ans ñu ngi fi sonn nañu dañuy root guddi dañuy root bëccëg léegi sax teen bi day am ñoo xam ne guddi la ñuy root am ñoo xam ne bëccëg la ñuy root mu metti si ñun lool nag ñu soxla courant mënuñu ko am ñu soxla ndox mënuñu ko am. ñu ne nag dund ci quartier bi ñuy duppee Diorga Montagne nekk ci Rufisque Nord ñu ne askan wi moom ñu ngi soxla ñu jàppale leen ndaxte jamono ji moom soxla nañu ku leen jàppale. ndax man mii di wax ak yéen 2009 laa fi toxu si te am na ñu ma fi fekk depuis lors ndox mi dañ daan dox lu sori di rooti ji sax ndoxu teen mais métit beeg coono bi moo waral sam borom kër def fi teen bii nii te xam nga teen bi mënuñ ko naan mais nag moo ñuy aidé ndax ci la ñuy raxas di ci bàcc di ci def jaboot mënul ñàkk ndox. jigéen ñi dañuy ëmb ba 10 nekk ci teen bi di baak di root am na koo xam ne barki démb fii la amee doom ci taatu teen bi te loolu yëpp nag dafa metti bu weesoo nag ñàkkum ndox mi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ca gox bii di Diorga Montagne lu aju ci wàllu assainissement moom nee nañ péage bi jural na leen ko. lépp seen borom taxu nañu am na si yoo xam ni seen kër yi seen lal ak seen armoire dañoo teg la ay briques waaw pour mën sa dëkk xam nga loolu coono la. ba si kanam yàlla waaw ñu ngi jooytu nguur gi nag di jooytu état bi
waaw. Diorga Montagne bokk ci quartier yi nga xamante ne jamono ji boo fa demee rek yaa ngi gis ay dëkkuwaay yuy jóg fii ci Rufisque Nord moom soxla nañu ku leen jàppale ci wàllu assainissement wàllu ndox mu sell ak itam fexe ba li nga xam ne mooy éclairage public mën a am ci diwaan bi jamono ji waa Diorga Montagne lool rek la ñu sàkku ci askan aywa Ibou Diouf ñu wutali diwaan bu Popenguine wax itam ci li nga xam ne moom moo di jàngu bi jàppale ne ginnaaw ñaari at yoo xamante ni daal nañ leen di tàggat ca noviciat nag mu mel ni lu tollook juróom benni soxna jamono yi nag noppi nañ ngir nekk li nga xam ne moom moo di ay sœur ginnaaw bu ñu leen tàggatee ñoom nag li ñu bëgg moom moo di xiirtal seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moo di wàllu diine xew-xew bi daal nañ koy amal dara jaale ko suñu naataango moom Chérif Diop ñu teewlu reportage wi nga xam ne Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye daal nañ koy def. ñoom ñooñu fas yéene li leen dese seen diiru dund jagleel ko yàlla ak askan wi juróom benn jigéen léegi ay sœur lañu bokk ci congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie bu Popenguine xew-xew moomu nag ñu ngi koy amal ci sanctuaire marial bu Popenguine ci teewaayu nitu diine yi ak seeni njaboot. bég naa torop ndax yàlla may na ma lu bari tey li ma jot mënuma ko wax parce que sama xol dafa fees ci mbégte ci ubbeeku di bëgg ñëpp bëgg ku nekk te dund li monseigneur Albis Cobles dund bu muy nekk fii ak lum ñu wax pour ñu dund ko. suñu doom yi wóor na ma ni mënoon nañu nekk leneen lu dul sœur mais elles ont renoncé à tout ça pour nekk ci yoonu yàlla pour nekk ci jàngale waxu yàlla la parole de Dieu mu doon pour ñun ñi doon waajur yi contentement bu mag. lii nag ab ndorteel la rek ngir wone seen taxawaay ci liggéeyal sunu boroom mu doon mbégte ci ñi nga xam ni ñoom ñoo leen doon tàggat. L'appel c'est un don. Être appelé à la vie religieuse c'est pas parce qu'on veut tout simplement c'est pas une volonté personnelle. diine nga daal di koy dund nekkul loo xam ne lu yomb la waaye it nekkul loo xam te ne dañ koy bëgg wala ñu koy bañ mayu yàlla la rek moom mooy def gëm-gëm ci nit tax ñu di ko ci màggal ci tànn gi mu tànn jigéen ñi ci li ñu mën ak li ñu mënul. Leurs limites, leur fragilité, quel appel ou bien quelle recommandation je fais à ces filles-là, c'est li ma leen di wax rek mooy ñu daal di boole Jésus ci lépp lu ñuy def ci seen dund xam naa ni sax ñu ngi koy def waaye rek ñu daal di koy gën a yokk ci li leen dese ci dund gi. dans le reste de leur vie et après ça le service de leurs frères va pouvoir être soutenu. ñiy door a solu sœur fas yéene ci ñetti at yi jagleel seeni bopp yàlla taxawu askan wi tegu ci ndigal xew-xew moomu nag ñu ngi koy amal ci teewaayu seen invité d'honneur kii di journaliste bii di Chérif Diop. Chérif Diop ñu di ko ndokkale bu baax a baax ci bés woowee nga xam ne nag moom la ñu ko dara jaale woon ñu wëyal xibaar yi wax itam ci leneen palais bu yang-yang xam ngeen ne lu ni mel ñu ngi ko taxawale ci atum 1899 ka nekk roi bu mujj moom moo ko amal yang-yang foofee nag moom Buuna Njaay lu ni mel itam xam ngeen ne bëri na ci ay jumtuwaay yoo xamante ni ñu ngi ko doon jëfandikoo ñoom buur yi ba tey ma nga fa waaye barab boobee laaj na li nga xam ne moom moo di joyantiwaat defaraat ndax màgget wa nga xam ne daal dina koy màgget Mamadou Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam ci caméra bi. ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar du ñàkk di ngeen ko am ci jotaay ci kàllaamay tubaab ñu woyal wax itam ci wàllu caada kii la Bik Njaga lay wuyoo ñu gën koo xam ci ki nga xam ne moom moo di Njaga Gueye xirtal boppam ci lu ñeel wàllu musique donte mi ngi wéy di dundoo ak laago moom moomee nag doon jàmbaar woo xamante ni li mu xamle moom moo di dina bay waaram bu baax a baax ci wàllu wi ginnaaw bi ndaje bi mu amal ak Dissa Pereira Ababacar Camara ñu seetaan lañ ca jukki. lu mënta ñàkk foog mu am tiitaroo li nga amadi ndam. si morceau bi waykat bi dafa dellu cosaan delloo njukkal gox ba mu sosoo. lu rescale ak réalité yi foofu ak naka la juddoo parce que bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi dox ci town bi xamuñu sax lan moo fondé dëkk bi et cetera ñun en tant qu'artiste li ñu war a gën a mën a wane mooy fexe ba suñu culture dëkk ak suñu cosaanu dëkk ñu koy gis à tout moment ndaw yi fa juddoo xam aussi ñoom fi ñu bokk nan la demee gëmuñu lu dul mbay gëmuñu tamit lu dul bay dundee aussi
te bëri na ay cadre yoo xam ne yaa ngi leen di dégg ci Sénégal foofu la ñu juddoo su ma fi doon cité affaire bi mën naa ne du ko mate mais dëkk la boo xam ne daal ay valeur am dafa bari ci doom yi muy tàggat bañ leen di tiitaroo ci Sénégal tey mais dëkk la bu dellu ginnaaw ci wàllu infrastructure et cetera parce que dañ ko sàgganee. Big Ndiaga wala Ndiaga Gueye ci état civil ba rap musique la tàmbalee waaye tey am na ay ouverture ci yeneen style musical. fi ñu gën a xamee Big Ndiaga mooy rap ci lañ dooree ci lañ commencé suñu lépp ba fii ñu toll nii nag yàlla mu ngi ñuy suturaal ñi gën di évoluer liñ naan booy màgg da ngay gën a gis beneen buntu boo xam ne par rapport ak fi nga dooree woon moo tax léegi ñu def musique générale. aar bi ak artistes yi féete Koungheul dañoo xaw a ñàkk ku leen jàppale loolu mooy gis-gisu Big Ndiaga te ku xam musique xam ne lu jafe la tax Big Ndiaga di lancer ab appel. autorité yi moom des fois du mën a kenn jàpp ci am na ñenn ñu ciy jàpp te su ma doon lim du mën a ñaar du mën a ñett ci ñi ci jàpp bariwul mais côté culture ci wàllu Saloum wala département Koungheul dafa tàggatémbe maanaam doxul te waroon na mun a gën a yaatu bu baax a baax suñ njiit yi nañu bàyyi xel que ne artistes yi tamit ci population bi la ñu bokk. donte ab ndaw la Ndiaga Gueye moo ngi topp yoonam ci musique bi te dogg na ci taxaw pour produire ab album international. jërëjëf Aliou Dissa Prera ci gëstu woowe mbokk yéen itam jërë ngeen jëf fi la ñu jaar buural jotaayu xibaar yi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias soxna Naata Mbaye dina fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab man itam ma leen di dig daje ni ki ëllëg incha allah 13h ci yeneen jotaayu xibaar ci télévision Futurs Médias woy leen di des ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.